salaamaaleykum ami internet yi safo di ñu seetaan à travers Dakar Buzz. Alors tey nag ñu ngi fii ci ambassade bu Brésil ngir rek teewee si daj yëpp dox ñaxtu bi nga xamante ne ñenn ci ay jigéen wote nañu ko ñoom nag li leen naqari di rek retour bi ñàkk am seen diggante ak autorités yi fi nekk la ñu xamle moo dina rek ay dossiers ñuy daal di déposer saa su ne rek ngir fekk ji seen ay borom kër sa bitim réew waaye nag du benn retour comme ni ñu ko waxee léegi bu ci am duñu leen faale ba lu si toftanu rek di rek ab xaalis bu takku bu ñu leen di laaj ngir amal lu ni mel dama leen di bàyyi rek ngeen gisal seen bopp li nga xam ne tey moo fi xew. waaye ñun de dañoo amoon lu ñu naqari woon rek bëggoon a ñëw pour ñaxtu ko état beeg ambassade beeg ñëpp dégguñu ndaxte sunu borom kër yee nekk fee ci Brésil yónnee ñu ay kayit pour ñu déposer ko war leen a fekk ji foofu nga xamante ne fa lañ nekk ñenn ñi dañoo feebar war a dem faju ji boobu ba tey nag amuñu lenn loo xamante ne nii am nañ ci ndam wala loo xamante ni mën nañ ko cee jëlee ci satisfaction dépôt laaj nañ ñu ay kayit ñu ñëw indi ko boo ñëwee ñu ne la kayit yi matul nga dellu lijjantiwaat ay kayit ñëwaat indi ba kayit yëpp nekk en règle bañ déposé ba tey nag ku ci mel ne man 2018 ba tey laa déposé mënuma fexe ba am ci sax réponse bu ma satisfaire da ngay ñëw ñu ne la kayit yaa ngi en procédure patientel nga dellu siwaat ñu ne la kayit yaa ngi tribunal patientel nga woote téléphone ñu ñàkkee la kersa wala nga dellu si waatal fi sa bopp ñu ne la amoo rendez-vous yi sax boo ko tardé bee doo dugg dangay dem ba beneen yoon nga doogay dellu siwaat te loolu du dëgg du yoon ñun ñoo nekk ci sunuy droit dañ ñuy laaj xaalis sax pour mun ñoo génneel visa ñu war a mën a tukki 1 million ñii 2 millions te teguwut fenn du loo xamante ni lu raisonnable la amuñu fenn fam te ni teg nañ ko ndaxte suñu papier yëpp mi ngi en règle ñi koy def nag amaana ambassade bi daf leen a yëgut moo tax ñu di ko def wante tey nag li ñu bëgg suñu soxla faju tey wala mu faju ci ay délai yu néew a néew ndaxte sonn nañ 2018 ba tey ku fi sa passeport toog presque 5 ans mënoo cee bénéficier mënoo koo jotaat loolu du dëgg du yoon nañ waxante dëgg léegi dañoo bëgg nag mbir mi ñu lijjanti ko xam fu mbir mi féetee buñ ñu mayut ñu delloo ñu suñuy papier delloo ñu suñu caution bi nga xam te ne moom lañ fi déposé bu dee dañ ñuy may itam ñu daal dee ñuy wax ndaxte fi mu toll nii daal moom sës nañu mënatuñoo dellu ginnaaw ci dara ndaxte dañoo sonn nañ torop. maa ngi lay jaajëfal. jërëjëf. maman maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay yaay boyo soxna bëgg Fall Njaay laa sant. waaw dañoo ñëw nag ñëw fekk sunu doom yi di am lu ñu ñaxtu ci ambassade bi muy sunu njaboot goo xam ne ñi ngi tukki seen soxna bëgg leen a fekk si muy familiar boo xam ne ñi ngi koy wax ci àdduna bépp di ko ci jooy di ñaan tamit dimbal ci loolu parce que tukki dafa metti bëgg dem dafa metti bëgg tekki parce que bu fekkee ne da nga dajale sa natt ñun yaay yi jox sunu doom yi ñu mbëkk gaal gi ñii di dee ñii ñu ne seen doom yi da nga leen di bàyyi ñii jaar yoonu suuf dañuy am problème léegi nga jaar voie normale pour nga jot sa këyitu doom problème la parce que 2018 ba léegi ku déposer sa passeport sa visa boo ko mayul delloo ko parce que ku ne xam ne la passeport 4 ans lay def 2018 ak léegi lan la 3 ans la kon ñi ngi xam nañu ñi fi nekk ñoom ñu may leen du tere ñu jot seen salaire ñu ñàkk leen a may du tere ñu jot seen salaire kon ñi ngi koy devant ñu ngi koy ñaan Souleymane ak ñi fi nekk ñu jàppale xale yi parce que liggéey rek moom moo leen tax a jóg waaw xam ne Souleymane xam naa tamit xolam dara nekku ci du dëgg bu fekkee ne mal attendi dafa am tamit bu ko defee ñoom tamit ñu ma leen a expliquer mu leer seen bopp rek loolu rek la ñu bëgg mais ñëwuñu pour yàq ñëwuñu pour dara dana ñëw ci discipline waaw bi ma tasanteeg léegi Souleymane loolu la ma wax ma ne ko maa ngi dem ci xale yi parce que sama doom moo fi doon kii yam jëkkëram moom tamit foofu la nekk mais pour lii daa ko fi ñëw rek xam na tey loolu rek moom la fi indi kon nag li ma wax rek nanu jàppale xale yi waaw Souleymane moom moo nekk ci kaw ak femme bi mais man Souleymane laa ci gën a miir léegi rek laa tasanteeg moom comme man dama ci kii nii ma ne la tamit naa wax rek wax ak moom waaw taxaw pour jaboot pour ñëpp rek ndax sama doom a fa sama gorong fa waaw sama doom it bëgg naa dem lu dëgg te yéen ñi tamit sama njaboot ngeen kon nag ñi nga xam ne tey ñi bëgguñu ñu mbëkk gaal gi bëgguñu aw yoonu suuf bi ki li jënd say kayit ba aw voie normale nañ la dimbale du dëgg ndax ña fa nekk ay góor lañ te bëgguñoo mooy yàlla ay musulman lañ ay jullit lañ te léegi dëkk boo xam ne amoo fa soxna
ah loo fa def yaa ko yow yaa ko loolu du dëgg kon nag kon ñi ngi leen ko ñaanaat nan may xale yi seen visa yi ñu dem fekk seen jëkkër yi te ñoom tam buñu demee dañuy ñoom tam mii na daan doole la ñuy def rek parce que lépp rek lu ñu am ci Sénégal li disiwaat kon loolu nañ leen ci jàppale bu baax maa ngi koy wax maa ngi koy wax àdduna bépp rek képp ku ci mën a dugal loxo rek nga dugal ci loxo te yàlla rek a tax kon Souleymane une fois maa ngi lay waxaat sama càmmiñ léegi laa tase ak moom ci buntu bi mu ne ma xale yaa ngi fi mën na ko daal di wax ak ñoom kon nag maanaam na jàppal xale yi rek man daal loolu dong laa ci doon wax yaay boyam waaw jaajëf di leen jaajëfal yéen tamit yéen médias yi parce que am na solo baax a baax ndax lépp lu métti nit rek bu ko waxee rek di ngeen ko tas amul leen ci dara lu dul ñëpp dëkk bi rek am jàmm kon tamit ñi ngi ñaan seen site bi yàlla na bokk ci télé yi gën a kawe barke borom Touba. alors ginnaaw nag ba ñu leen taxee ñoom ñëpp xëy ko ñu yëg si kaw ngir waxtaan ak ki nga xamante ne mooy ambassadeur bi tànn nañu ñett rek si ñoom ngir ñu représenté leen moom mi moo yor seen kàddu dama koy bàyyi mu présenté wu wax ñu itam lan la fa jëlee. maa ngi lay fay salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu assemblée bi yëpp aussi ñëw nañ gisante nañ jotuñoo gisante consul bi gis nañ vice consul bi lañ ñu mettre en rapport moo ñu fekk fi ñu nekk mook ak le monsieur Souleymane le secrétaire. on a parlé avec lui wax nañu ak moom suñuy doléance li ñu naqari ak li ñu problème bi ñu am le fait que mënuñu jot suñu visa depuis des années ou bien des mois ñu ñëw di ko fi teg te aussi di am ay écho ci biti comme quoi que am nañu am visa hors norme. expliquer ko ne ko neexuñu gis nañ ko dégg nañ ko sonn nañ daw nañ te jógewuñu Sénégal jógewuñu Dakar kese ay région ñii ay Louga la ñuy jógee ñii Touba ñii Diourbel ñii fu nekk la ñuy jógee expliquer nañu carrément que ni problème bi nekkul à leur niveau. problème bi mi ngi situé ci affaires étrangères ndax ñoom ñoo war a vérifier certificat de mariage yeeg genre yooyu yëpp pour ñu mën ko delloo si fii ñu mën ñu tapé suñu visa. man tam aussi je lui ai posé la question à ce que pourquoi ñun certificat de mariage yi ñuy wax ni moom la ñuy def foofu noonu affaires étrangères pour ñu mën ñoo valider fii ñun avant ñu koy indi fii foofu lañ koy njëkkee si ñoom ba ñu signéel ñu ko. ba joxe seen approbation ba pare ba jox ñu ko ñu indi ko fii ba ñu nangul ñu ko ba ñu dem fay mu ëlbatikuwaat loolu di causer problème ñu téye ko foofu ni duñ ñu ko jox ça c'est pas normal nekk loo xamante ne ñun xel nangu na ko nañ ñu wax ce qu'il en est ci suñu visa yi ñu wax ñu ne ñu carrément ñoom am nañ ñu mayoon visa c'est vrai c'est juste 3 personnes yoo xamante ne dañu am nationalité kenn ki avait besoin de l'assistance de sa femme ki ci des je sais pas dañ leen indil problème dañu xuloo ak ñoom je sais quoi. mais nee naa ko ñun sonn nañ on en a marre dañuy bàyyi suñu occupation suñuy préoccupation te suñu jëkkër nekk fa ay ati at seen i contrat yi ñuy signé permettre leen ñu ñëw fii di def ay mois fii benn mois lañ leen di permettre ñu ñëw def ko fii mënoo toog bàyyi sa njaboot ginnaaw bàyyi say doom ginnaaw toog ak ay at gisuloo sa jëkkër te loo xamante ne ça te revient de droit nga ñëw déposer say papier mat say papier légal sa papier yëpp correct mënuñ la ko signer ci loo xamante ne 6 mois la daan durer normalement. yeneen dëkk yi di ko permettre seen i doom Sénégal ñoo taxaw fii mënuñu ko permettre ay doomam ñu dem fekk ji seen i njaboot c'est chose pas normale du tout loolu la ñuy ñaxtu loolu la ñuy naqarlu te loolu la ñu bëgg solution ku ñu ci assister jàppale ñu ci ñu fekk ji suñu borom kër fonder suñu famille comme ñëpp parce que ku ci nekk fii xëy na amugoo doom te on prend de l'âge ñun ñëpp ku ci nekk bëgg nga fekk sa jëkkër bëgg nga dégg yaay wala nga dégg papa on en a vraiment marre dañu bëgg ñu jox ñu suñuy visa accordel ñu ko signature la ñu bëgg suñuy visa suñuy tampon ñu dem ci fekk ji suñu borom kër ci jàmm ak salaam. d'accord seen borom kër yi nga xamante ne ñoo nekk foofu seen taxawaay lan la si mbir mi. ñoom pratiquement ñoom ñoo initier lii yëpp parce que ñoom tam aussi seen i avocat la ñu am foofu seen i avocat di leen informer foofu ñu leen di teg ci yoon comme quoi que warul yàgg depuis tout ce temps ñoo ñu permettre may ñu force ba nga xamante ne permettre nañu ñu continuer lutte bi regrouper wu di structurer wu suñu groupe bi bu baax a baax. pour am les meilleures solutions possibles. man yoon ngeen fas yéene aw bu nga xamee ne li ngeen di ñaan fii. matale wuñu ko. am nañ avocat duñu semer benn désordre dinañ marcher pacifiquement pour casse li ñu moom duñu créer benn désordre duñu créer leen loo xamante ne waruñu ko def dinañ jaar fi ñu war a jaar ut nañ suñuy avocat dinañ jaar ak moom fi ñu war a jaar ak moom ci. fi ñu war a dugg ak moom yëpp pour am solution wala am ay éclaircissement sur le pourquoi on a bloqué nos passeports c'est tout ce que l'on veut ñu jàppale ñu parce que sénégalais lañ comme ñëpp mënuñu gis yeneen dëkk yi di jàppale seen i doom ñuy dem di fekk ji seen borom kër ci seen i dépôt même pas regroupement familial même pas 6 mois ñuy téye suñuy dossier muy am ay at mois par exemple man sama cas j'ai fait 2 ans
bañ jox ma ticket ma dem banque fay banque comme quoi que sama dossier accepté nañ ko depuis lors 2 ans 2019 ba léegi mënuma jot sama visa. tim ni mu nekkee ci man noonu la ñeneen ñi gën a nekkee ci ñoom gën a yàgg am na ñoo xam tam 3 ans ñu ngi fii. On est vraiment fatigué, on en a ras-le-bol, on en a marre. Lu ñu bëgg mooy ñu trouver ñu solution jox ñu suñuy visa jox ñu suñu àq ak suñu yelleef lu ñu moom ñu jox ñu ko parce que du lu ñuy ñaan du lu ñuy saraxu du lu ñuy ut ndimbal lu ñu moom la suñu àq moo ñu ko jox ñu ko loolu la ñu bëgg c'est tout. Oui, je me nomme Adika comme la vie. Ma femme est sénégalaise et j'ai 4 enfants ici. Je suis parti au Brésil, ça fait 4 ans. Et j'ai envoyé mes dossiers à ma femme de venir déposer le visa depuis le 1er janvier 2019. Et puis tous les dossiers sont prêts. Et quand s'il vient, on lui dit que donc demain, après-demain, on va t'appeler. Si j'appelle, c'est ce qu'elle me dit. Jusqu'à moi-même, j'ai pris mon congé et je suis venu. J'ai demandé à ce monsieur, il me dit que non. Tous les dossiers qui sont ici de 2018, 2019, 2020, ben, tout est correct. Que bon, eux seulement, ils attendent le ministre des Affaires étrangères. Et je lui avais posé des questions que bon, comme le dossier a duré, que moi-même je suis arrivé, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit que le problème, bon, ce n'est pas de leur côté. Et je lui ai montré ma carte de résidence, ce qu'on a. Ben, pourquoi on nous a donné cette carte? On nous a donné qu'on puisse amener nos femmes parce qu'il y a ce qui se passe à l'ambassade du Brésil au Sénégal, ça ne se passe pas au Togo, ni au Ghana, ni au Bénin, parce que tous nos frères qui sont là-bas, ils ont amené leur famille. Qu'est-ce qui va suivre après l'obtention de cette carte? Après cette carte-là, ça, tu as une carte de résidence, tu as le droit d'amener ta famille. Bon, et les dossiers qu'on avait fait, tous les dossiers qu'on avait fait, ça ici, je les ai montrés. Ils m'ont dit que tout est correct, que bon, la faute, mais ce n'est pas de leur côté. Et que bon, il faut qu'on aille au ministère des Affaires étrangères. Bon, de toute façon, je me suis dit que ça, bon, il faut qu'on contacte notre avocat pour voir ce que ça va donner. Sinon, le reste là, moi, je ne comprends rien du tout. Hein. Sinon, mes frères, mes collègues de service, eux tous, qui sont au Togo, ils ont amené leurs femmes, leurs enfants, tout. Mais c'est ici qui est compliqué pour moi. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est très, très compliqué. De vivre ailleurs, que laisser ta famille à quelque part, c'est pas facile. Voilà. Pardon? Vous êtes revenu? Oui, je suis venu le 24 du mois passé et je dois retourner le 18 de ce mois. Mais rien n'est filtré. maa ngi tudd Ibrahima Camara dama ñëwoon ci xew-xew bi tey ndaxte ñun tamit man Brésil laa jóge ba ma ñëwee fan yi laa ñëw ma tombé ci lu mel ni aussi ma ne naa participer rek ñëwaale quoi ndax daanaka sax dama tawat mais mënut a ñàkk ndax xeex bi benn la aussi même objectif la parce que dañoo nekk fële ñu am suñuy këyit di liggéey ci dëkk ba nekk ci conditions yi nga xam ne jaar yoon la léegi permanent ci bi ñu am ñun am nañ droit andi suñu famille man sama cas 2018 la sama soxna dugal ak sama doom ba mu ko dugalee ba léegi dem ak ñëw la rek amul benn kii ñoom affaire étrangère bi ñuy wax foofu légalisation rek la amul leneen dañuy fay légaliser certificat de mariage yi extrait mais amul leneen loo xam ne ñun ak affaire étrangère mu beneen problème la quoi ñoom ñu yore dossier yi ñoom ñooy doxalee nu leen neex man Brésil laa nekk ak samay copains am na si ñoo xam ne andi nañ fi ay jigéen yoo xam ne du seen jabar kon ñii saytuwuñu affaire yi dañuy wax rek dañoo dem ba dugg ci affaire magu yi di laajte xaalis te loolu du yoon waaw mbir mi rek ñoo bëgg nag ñu teg ko ci yoon dëgg la am na ñu nekk fële di ci dox comme aussi am na avocat yu ñu jël fii mais benn xeex la rek foog ñu taxaw wax ñun tamit suñu naqar waaw mu mun a ñu mun si jàpp ñu mun ndax ñii li ñuy def ba léegi nii amul benn yoon. waaw xam naa ñi nekk fële nag ñoom ñoo gën a kii ndax man mën naa ne sax dama ko yéex a yëg man ba may ñëw dama ñëw personnellement mais ba ma ñëwee 1 mois ba léegi ba ma leen bindee tontu ñu ma ñii avant may ñëw mois de mars envoyé naa bindoon naa message pour sama jabar jël rendez-vous ñëw fi mook sama doom ba ñëwee dañ ne ko affaire coronavirus ak affaire dañ lay wax loo xam ne taxawut chaque jour boo ñëwee lay par exemple ba muy njëkk a dugal
dafa nekk woon bu fekkoon sa jëkkër dugaloon na ko fële moo gën a gaaw 3 mois ñu jox la mais ñun comme ni ko waa ji waxee léegi togolais yu fa nekk waa Niger rek ñëpp ku dugal 3 mois 2 mois nga jot sa këyit nga andi sa jabar mais ñun Sénégal lu tax ñun mënuñu jox ay 3 ans instant yi may wax ak yow sama passeport jabar ak sama passeport doom expiré na juin juillet bi la expiré léegi am na loo xam ne loolu du yoon quoi 3 ans passeport nekk fii pour lan mais ñoom aussi waaw pour ñu jàppale ñu ci lii nag xam ne lii du dëgg ñoom nag ñoo si mën a teg loxo saytu gars yi li ñuy def du liggéey ñii moom liggéeyuñu seen bopp lañ fi nekkal ndax ñoo ngi laajte ay 1 million di laajte xaalis loolu amul fenn quittance jeex na ñun quittance lañ seq ak ñoom sa dossier normal ñu dugal ko waaw loolu kese la. am nañ lu njaaj am na vidéo bu génn am nañ ay audio am nañ lu leer nañ yëpp yu taxaw la léegi nag xëy na ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu yoon justice ñooñu lañ ci mën a waxal boobu ñoom ñu teg leen ñu gis preuve yi ñoom aussi ñu mën def seen liggéey quoi ndax foog ñu jàppale ñu ndimbal moom dañ koy ñaan waaw ndegam ñoo nekk ci yoon nag mais dañ koy ñaanaale aussi quoi waaw ndax lii dafa métti daal. Meu nome é Aliune Gueye. Eu moro lá no Tapizara, Brasil. Trabalho 10 anos lá no Brasil. Tenho meu documento de mulher aqui. 3 anos não saio de visto. Tem bastante senegalês também, mesma coisa. Tem bastante senegalês aqui. Tem passaporte aqui lá em cima. Tá pagando tudo de documento. Tá, eu tô mandando de mensagem Justiça de Brasil, Itamaraty. Eu tô mandando de mensagem Bolsonaro para ajuda de nossos amigos de senegalês. Tudo tem documento aqui, passaporte de esposa aqui faz tempo, 3 anos, 2 anos, não saio de visto. Eu estou mandando de mensagem autoridade de brasileiro, ajuda por favor. Tudo senegalês, mais ou menos bastante, 1.500. Tudo está pagando cada uma R$1.000 mais ou menos. Faz tempo não saio de visto. waaw loolu laa ci doon wax ci brésilien bi quoi li ma wax ci olof bi mooy maanaam affaire yi dafa yàgg nit ñi de fii boo dugalee document maximum 6 mois la war a def mais dañ fi am ay document sama gars yi nekk Brésil liste bi ñëpp ñoom la lu mat ay 1500 personnes 1000 personnes yëpp seen i document jabar ñi ngi fii seen i passeport ñu téye ko fi lu mat 3 ans te loolu du yoon jàpp 4 ans am na ci ñoo xamante ne seen passeport jeex na liñ bëgg nag mooy xam nga ñu jàppale ñu te dañ lay fayloo ba pare nga fay ñii jox nañ leen rosi ñi joxuñu leen rosi waaw am na waaw ku mel ni kii joxuñu ko rosi man mii joxuñu ma rosi te fii la fayee waaw affaire yi nag dafa mel ni xam nga kumba am nday la ak kumba amul nday ñii dañuy génneel da ngay njëkk a déposé nit sax mu njëkk laa génne waaw loolu nag lan bëgg kun ci mën a jàppale rek bu ñu ñëwee ñu ne ñu ministère des affaires étrangères la foofu la affaire bi tegee bu ñu demee ci ñoom ñu ne ñu du fii xam nga ñu ñëwaat fii pareen saa yi ñu ne ñu Brésil la ñu woote Brésil nañu du foofu ci ambassade bi la bu ñu ñëwee ci ambassade bi ñu ne ñu ñoom it du fii duñu jaabanteloo duñu gololoo léegi nag ñun loolu dañ cee sonn li ñu bëgg mooy ngeen jàppale ñu nombre bi nii yëpp ci lan bokk ñii ñëpp liste bi yëpp gars yi seen i passeport yi soxna mi ngi fii lu mat 3 ans ñii 2 ans ba léegi mënuñu leen a jox visa nanguwuñ leen a libérer seen passeport